asalaamaaleykum mbokk yi ñi seetaan bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne sax ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak Wakaam foofee ca cité Terme Sud ay jàmmaarloo yu métti am fa diggante askan wa ak force de l'ordre yi ñii di takk der yi li nga xam ni nag moom moo naqari population yi moo di waa Descos dañ faa yëkkati lu toll ci juróom-ñaari famille ak juróom-ñeent ba tax na daal askan wa mer nañu ba fut ndax nee nañu ñii di soldats si di militaires yi dañoo bëgg a jël seenug moomeel rawatina seen suuf loola yi tamit nag colonel Makhtar Diop bu DIRPA jokkoo nañ ci ak moom mu indi ci ay leeral dinañ leen ko toppal ba ngeen am ci lu leer nañ. ci wàllu safar gi la ñuy daal di wax jëmale ci ñi nga xam ne ñoo di Institut Confucius ñoom nag di ay chinois ñoom itamit màggal nañu safar gi ci seen anam yu nga xam ne bokkul ak yeneen yi étudiants ya nga xam ne ñoo fa nekk dañoo daal di dem jëli lii di rek bind yi Serigne Touba Xaadim Rasul bindoon bàyyi fii daal di koy jël traduire ko ci lii di làkki chinois ba tax na ñu bari ci askanu Chine xam nañu Xaadim Rasul Serigne Touba lan la bind bàyyi fii ak lan la jëflante digganteem ak tubaab yi ba am ndam li mu am ci safar gi. ci découverte yi tamit dinañu dem ba fële ca Somone daañ fa fekk li ñu tuddee lagune Somone bi nga xam ni nag moom dañu ko daal di jël rek def ko aire marine protégée maanaam barab bu nga xamante ni nii dañu ko sàmm ci wàllu sécurité kaaraange ba nga xam ni dara du fa mën a yàqu askan ba yi tamit ci seenu jàppandal fexe nañu ba li nga xam ne moo di alom gi daal di meññaat ba foofee nekk barab bu nga xamante ni barab bu taaru la rafet lool touristes yi di fa ñëw doomi Sénégal yi dem di fa féexloo dinañ dem ba Somone wana la leen ak lagune ba. niñ leen ko waxee woon ci ponk yi fële ca Wakaam ca cité Terme Sud ay jàmmaarlo yu tar moo fa amoon diggante askan wa ak ñii di takk der yi li ko waral nag moo di waa Descos dañu faa ñëw daal di yëkkati lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeenti famille loolee nag metti leen lool ñoom nag ñu jàpp ni ñi nga xam ni ñoo di militaires yi dañoo bëgg a akimoo seeni suuf te ñu bari ci ñoom dëkk nañ fa lu mat ñeent fukki at ñu daal ci ànd ak Adama Sarr ak Seydina Mbaye ci reportage. ci Wakaam rawatina ca Terme Pis tàngoon lool ay grenade lacrymogène ak ay yuuxu ñu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti njaboot ñoom ñëpp nag ñi di waa Descos xëy ñëw génn leen seeni kër. ñun nag ñuy ay sénégalais ay militaires yu dëkk ci terrain bii ñu dëkk Terme Sud muy terrain privé de l'État dëkk ci kër yi à l'origine ñu fayeeku ñu leen di fay ñu dem ba. En 2000 Sénégal jël terrain bi morcelé ko di ko jox sénégalais yi ñun ñi nga xam ne ñu ngi fi dëkk ñenn ñi def nañ fi plus de 40 ans ñun ñu laaj Sénégal jox ñu. ngir nag dimbalee njabootu ñi nga xamee ne dañoo nekkoon ay militaire te daal di retraité te nag dañu xëy rek génne leen seeni kër kilifa yi ngànk mairie bi Wakaam di si joxe ay saafara. parce que 200 mètres de distance diggante fii ñuy bëgg a toj. Comico bëgg a toj ak fi ñu leen mën a may 200 mètres la kon li ñuy proposé chef de l'État mooy li Comico di réclamer fii na leen ko jox ci bayal bii ñu bàyyi nit ñi ñu dëkk. juróom-ñaar fukk lañ ak juróom-ñeenti njaboot ñoom ñëpp nag nekkoon ay militaires yu retraité waa Descos nag xëy génne leen seeni kër gannaaw bañ ci amee li nga xamee ne moom moo di ndigal. foofee tàng lool ba tax na nag jokkoo nañu ci ak colonel Makhtar Diop bu DIRPA mu indi ay leeral ci lan moo waral coow li lan moo waral li tamit xëccoo suuf boobee nga xam ne am na fa indi na ci leeral yu am solo ñu déglu ko ci téléphone El Hadj Malick Cissé. maintenant Terme Sud camp des mariés la woon pour place de Wakaam ak aussi ñi liggéey ay Jël Diop maanaam Dakar. maintenant camp boobu dafa nekk camp boo xam ne depuis temps colonial la woon et que bâtiment yi dem na ba xaw màgget moo tax à un moment donné. comme naam ne bon les logements là dañ koy réfectionner en attendant donc ñu bàyyi ñu dëkkoon foofu yëpp ci yërmande parce que bon retraité nañ peut-être ñi am ñu fu ñu dem tout ça et que comme dafa amoon programme boo xam ne kër yi màgget na ñu ne dañ koy defaraat maintenant comme affaire bi yàgg ñu aussi commencé ñii di tabax ñii di louer yaakaar ne pour ñoom ñoo ko moom maintenant en 2008 maanaam précisément 16 octobre 2008 Comico moom mooy coopérative bi nga xam ne soldats yëpp ñoo fa bokk képp koo xam ne da ngay sol tenue bu la neex nga adhéré Comico bi pour bokk seen programme yi
longtemps di xaar kër. donc kuñ ko bi mu ko jëndee donc mu ne ñooñu dañ ko joxee terrain ñooñu entre temps aussi constitué collectif maanaam association di xeex pour toog foofu léegi ñoom ñu attaqué décision ci tribunal ñu ne tribunal na annulé contrat de vente boobu entre nguur gi ak Comico. Cour suprême ci arrêté bu mu jël décembre 2019 maa ngi fàttali ne ko Comico 2008 jëm nañ terrain donc 2019 Cour suprême ne terrain bi Comico moo ko moom ni mu ko jëndee yoon la te moo ko moom. ñoom dañu war a génn léegi bi loolu amee Comico jël huissier donc mu dem ñoom ñëpp ñu notifié leen ñu signé kayit baa ngi nii samay bët ñoom ñëpp signé nañ pour ñu génn maintenant loolu ñoom bu ñu defee ñu bañ après ñu introduire au niveau beneen tribunal grande instance hors cadre de Dakar li ñuy wax référé sur difficulté maanaam nañ leen may tuuti parce que peut-être jàmp na amuñu fuñ dem. pardon tribunal bi si ñëw aussi donc def beneen décision 28 août 2020 mu ne Comico mun na continuer procédure d'exécution. foofee nag tàng na jër daañu leen ko toppal ba xam fan la wànneen di mujjee ki gëtëm ci wàllu rek li nga xam ni moo di setal bi président de la république daal di commencé woon ñu tuddee ko cleaning day amul suivi maanaam amul toppatoo ca fële nga xam ni moo di rue 43 angle 3 ca Médina ñoom nag nee nañu li ko waral moo di Covid 19 bi moom moo yàq liggéey bi nga xam ni yëpp ñi ngi ko doon def ñoom nag nee nañu fi mu toll nii fas nañu yéene delluwaat ca la nga xam ni moo di setal seenub gox ba mu mucc ayib Aïssatou Diak Cheikh Diop. fii ci Médina projet bi ñu duppee woon cleaning day daanaka doxu fi donte tàmbale woon nañ ko bu baax loolee di gis-gisu jeune bi moom nag mu yokk di ñu xamal ni mbas mi di coronavirus daanaka moo yàq lépp waaye fi mu ne nii pare neen pour tàmbali waat yile activité. daan nañ ko def mais dañu jékki-jékki affaire bi gars yi arrêté ko léegi mais kii bu ñu doon gis moom chaque samedi bi gisatuñ ko yëgatuñ suñu bopp quoi ñun. waa ñun jeunes yi ak étudiants yu dëkk si immeuble fii ñoo doon génn mais gars yi dañ jékki-jékki aju kenn defatu ko. ñàkk jot rek xam nga gars yi ak kii bi feebar bi amoon mais dañ koy commencé waat. sëñ bi nag moom mu ngi rafetlu lool bile initiative bi nga xamante ne état bi daanaka amaloon na ko moom nag gis na ni citoyen yi dañoo teel a bàyyi seen loxo. bon peut-être xam nga rek suivi moo am sénégalais moo kii lu bees lépp lu bees bu génnee dañuy sawar mais bu demee bu xaw a am routine rek mun nañ tayal ci yooyu. defoon nañu ko fii ay un mois mun naa wax un mois comme ça. muy ñaax jeunes yi nag ñu tàmbalewaat bi les projets ndax ñu mën a setal seeni gox. damay wax jeunes yi en tout cas la propreté avant tout la propreté c'est pas pour le maire. jarul ñuy xaar monsieur le maire. délégué de quartier lii nii moom pour ñun ñëpp la. damay wax ñëpp jeunes yi war vraiment c'était une très bonne initiative mën nañ génnewaat recommencer waat ci yooyu. ñeenti fan ci weeru janvier 2020 njiitu réewu Sénégal di Macky Sall dafa laloon benn projet bu ñu duppee cleaning day. loolee nag nekk initiative bu baax a baax ci Sénégal waaye nag tey jii li ni mel daanaka ñu bari àggale wuñ ko lenn waralu ko nag lu dul sénégalais yi dañoo teel a bàyyi seen loxo. daara ju mag jii di institut Confucius nga xam ne ay chinois ñoom ñoo fa nekk ñoom nag ñi ngi amal safar gi ci geneen anam ñi nga xam ne ñoo di étudiant ya fa nekk dañoo daal di dem gëstu ji jëli bind yi nga xam ne Serigne Touba Khadim Rasoul ku tedd ki bind na ko bàyyi fii daal di koy tekki ci langue chinois ba ñoom ñu mën caa jot xam li nga xam ni Serigne Touba Khadim Rasoul moom moo ko fi bàyyi reportage Aminata Ba Moussa Fall. ñu ngi fii ci biir institut Confucius direction bi nag di màggal safar ngir delloo njukkal li fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi. daaray chinois ñu fay jàng ay xasida mais ku xam bu baax Serigne Touba ku xam bu baax Sénégal di nga xam ni loolu du mënta nekk mbetteel parce que boo jàngee xasida yi Serigne Touba boo jàngee jaar-jaari Serigne Touba di nga xam ni Serigne Touba àdduna bi yëpp ko tax a jóg. li muy wax jëmalewu ko ci sénégalais yi yemalewu ko ci africains yi doomu aadama yëpp la ko yemale parce que li muy jàngale mooy yërmande li muy jàngale mooy topp yàlla li muy jàngale mooy bokkoo ñu ni dañuy tànn ci xasaayid Sëñ Tuubaa xasaayid bi nga xam ni dëgg-dëgg ci sama gis-gisu bopp nag xëy na sax loolu sama mbiru bopp rek la dafa firndeel vraiment li ñuy wax ci xóotaayu ak màggaayu xalaatu Sëñ Tuubaa. nekk ndongo buy jàng kàllaamay chinois moom nag mu daal di def ak poème jagleel ko cheikh bi. 成果来今年他的事情学习金版支持是专辑
人类都有精神和专界的。ren jii nañu tànnoon benn xasida bu ñuy wax yaa rahmaanu yaa rahim lu ko jiitu nag ñi wax ni lan mooy kan mooy Serigne Touba ak li mu sos muy yoonu murit moom mooy lan ñi xam leen ko si nooy ndax ñoom dañoo ñëw def fi seen institut naam kan dañuy jàngal seeni culture mais ñu pourquoi pas ñu jox leen suñu culture jox ñoom ñu xam ko ni ñu xamee yéen seen bos. waa nekk directrice bi la institut moom nag mu am mbégte lool gis ay ndongoom di wax Cheikh Ahmadou Bamba ci chinois. 更加的和平，更加的美好。 waaw bon li muy wax léegi ci chinois mooy bés bi tey marqué na bés boo xam ne ñu ngi célébrer donc une journée culturelle donc de Cheikh Ahmadou Bamba donc ñu koy waxee safar donc ñu koy wax safar donc Sénégal ñu ngi koy célébrer ci le Institut Confucius comme chaque année Institut Confucius aussi nekkul enseignement rek mais aussi y a la religion dañ koy jox gëddëm un jour mémorable boo xam ne Institut Confucius chaque année da koy célébrer pour Cheikh Ahmadou Bamba comme chaque année aussi dañ koy rafetlu di ko célébrer. Donc, parce que day montrer aussi les relations que le Sénégal et la Chine ont. direction bu institut Confucius di màggal safar ci beneen anam ñuy def ay gëstu ci Serigne Touba ngir rek bëgg xamal chinois yi lim fi bàyyi. ñu àddu jëmale ci li ñu tuddee sécurité rapprochée maanaam ñi nga xam ne daal dañuy sàmm kaaraangeek askan bi waaye di leen jege lool loolu nag tax na ba tey ji ndaw yu bari soobu nañu ci ngir rek ñàkkum liggéey waaye tamit li nga xam ni moom moo di barab yooyu nga xam ni ci la ñu leen di tàggate dafa gën di bari ba tax na ñoom nag ginnaaw amuñu liggéey te gisuñu leneen loolee la ñu daal di dem dugg ci loolu yi tamit dina tax ba ñoom ñu daal di am li nga xam ni moom mooy outil yu baax ngir mën a aar askan bi loolu yi nag Amadou Latir Ndoy spécialiste la ci fànn boobu indi na ci ay leeral ci micro Mamadou Lamine Fati. violence bi bu bëree rek mooy que nit ñu li ci bëri nit ñu xamul la nit ñu amul mënul jël seen bopp en charge tey jii je crois bu ñu ñëwee ñu jàngal leen yokk yar bi ñu am jumtukaay yoo xam ne dinañ mën a génn dara xam ne ak lii mën naa cee tekki ñu mën a liggéey faj seen soxla faj soxla keneen dootuñu soxla pour song kenn dañuy mën a demal seen bopp daanaka donc boo mënee demal sa bopp rek keneen demal boppam violence du am. formation militaire bi boobu moom la ñuy mooy formation de base u jeune. pour la plupart da ngay gis ñoo xam ne bu ñu dem armée duñu yaru mais bu ñuy génn dañuy yaru am ñoo xam ne dañuy dem ak seen yar kooku bu ko defee dañuy xam ne ñu ngi ci yoon bi yar bi moom mooy yoon bi donc formation boobu lu baax la ci citoyen bi bien que ñun même bu dee formé wuñ la ci armée boo ñëwee fii man mii je suis un ancien militaire je suis un ancien gendarme bu ma ñëwee yar boobu man moom laa nekkee sama kër moom laa nekkee ci biti moom laa nekkee ci société bi moom laa leen di jottali rek ñu dem ñu wéyee yar boobu. jóge ci lompoñu coronavirus gi daal di fexe ba li nga xam ne moo di suñu koom daal di jógaat loolu yi nag mooy xalaat bi président de la république joxe ni ki bërki démb ci conseil présidentiel bi mu nekk nag lu nga xamante ni nii fas nañ ci yéene def ay milliards yu bari plan de relance boobu nga xamante ni nag ginnaaw coronavirus bi lay doon lu war a nekk la lu jaadu la ndaxte tey ji lii di koomu réew mi faaw mu suqalikuwaat ki ko xamle moo di Souleymane Ndaw waaye nag nee na mbir moomu ak koppar yooyu nga xam ni moom moo war a tax ba koom mi delluwaat fa mu nekkoon ba loolu ñuy tuddee croissance ñu mën koo am lu jafe lay doon Souleymane Ndaw ci micro Sophia Ba ak Moussa Fall. mooy médicament bi njëkk mooy foog nga am xaalis bi koppar yi pour nga mën a relancer économie bi et xaalis boobu 14 000 milliards le gouvernement bi surtout d'ici à 2023 pour ñu mën ko mobiliser maintenant il faut ñu am ko buñ ko deful projet yu ñu entamé woon yëpp dina am yu ci soxe. Et pour cela, pour mieux éviter ko il faudrait que ñu mobiliser xaalis boobu mobilisation bi dina am jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ci constaté mooy que ne ñun au niveau international déjà dañu endetté wu beaucoup actuellement norme UEMOA yi c'est 70% ñun on est à peu près à 69%, c'est-à-dire que presque atteindre nañ saturation bi niveau de saturation bi moo tax ba nga xam ne ni loolu dafay wane question est-ce que investissement yu ñu doon def fii avant mooy TER beeg yooyu est-ce que jaroon na ko fii sachant que au niveau sanitaire on n'avait pas ce qu'il fallait donc loolu benn aspect la aussi bi nga xam ne mën nañ ko jàngat ci relance bi mooy wàllu agriculture bi bëgg nañ ko gën a renforcer et parce que Covid bi lu mu ñu jàngal mooy dañu am ay jafe-jafe pour li ñuy dundee ñi mën ko bàyyee fii tey jii nii bu ñu tëjoon frontières yi encore
dafa dina nekk jafe-jafe lool pour qu'on puisse assurer notre sécurité alimentaire moo tax gouvernement bi à travers ce plan de relance là décidé nañu concrètement ñu gën a accélérer ces projets là accélérer ces programmes là de manière à ce que d'ici 2023 qu'on puisse ñu jafe-jafe yooyu jeex tàkk. ñu daal di àddu jëmale ci woppi coronavirus ji ak tolluwaayam ci bésub tey bi ci lu toll ci junni ak ñeent fukk ak juróom-benn ak ay test yu ñu amal li ci ñëw toll na ci fanweer ak juróom-ñaar yu amee doomu jàngoro bi fukk ak juróom yu nga xam ne ay cas contact lañu yu nga xam ne daal dañ leen doon topp di leen saytu am na ci tamit ñaar fukk ak ñaari cas communautaire ñu nga xam ne am nañu doomu jàngoro bi te kenn xamul ku leen ko wàll téeméer ak ñaar wér nañu ba ñibbi seeni kër juróomi cas communautaire yi tamit ràññee nañu ko ci wala bokk benn nit ñàkk na ci bakkanam benn nit bi nga xam ne moo ci ñàkk bakkanam daal dina rek yóbbu lim bi ci ñetti téeméer ak fukk ak benn yu amee doomu jàngoro bi ñuy wax askan bi ñu gën a rek farlu ci geste barrière yi ak takk masque yi bu ko defee jàngoro ji mën fee jógee. xibaaru bitim réew dañ koy doore ak Côte d'Ivoire kuréel gi nga xam ne nag moom moo fa nekk rek ngir rek jëm ci wàllu conflit daal di koy aar ak li nga xamante ni moo di rek jàmmarloo moom nag ginnaaw bi nga xamante ni def na rapport am xamle na ni daal wote Côte d'Ivoire bi faaw ñu dàq ko ndax ñi ngi ko jàppoon fanweeri fan ak benn ci weeru octobre faaw ñu randal ko ngir rek li nga xam ni moo di fitna bañ a yeewu ca réew moomee leneen li ci des tamit nee nañu. jamono ji li nga xam ne moom la ñu gis moo di ni daal tension bi metti na foofu te bu fekkee ni dem nañ ci élection mën nañu tàbbiwaat ci guuta gu nga xam ni fukki at ginnaaw li fi xewoon ca atum 2010 2011 nga xam ni ñetti junni nit ñàkkoon nañu seen bakkan ca Côte d'Ivoire bu ñu moytuwul lu mel noonu mën naa amaat ba tax na fi mu toll nii ñoom gis nañu ni langue politique gi tàng na lool li nga xam ni président Ouattara wax na ko ni day sampaat candidature am mu nekk 3e mandat ñëpp di ko dàq lu ñu mel loolee nag dina jur fitna te tamit ñàkk teew gi nga xam ni Guillaume Soro ak Laurent Gbagbo dàq nañ leen ko ci élection yi conseil constitutionnel ni mënuñu cee bokk loolu yi tamit lu mën a jur fitna la ba tax na daal kuréel googu lu ñu gis moo di ni wote yi foog ñu dàq ko ba jàmm dellu siwaat xel yi dellu siwaat xol yi dalaat ñu soog ca jublu. Organisation mondiale de la santé ak yeneen ñi nga xamante ni rek dañuy yëngu ci jàppale doomu aadama yi nag ñoom dañ leen a tuumaal ñi leen tuumaal juróom fukki jigéen lañu yu nga xam ne dañoo jàpp ni daal dañ leen a jox boisson ñu daal di tàggalikook seeni sago ñu daal di leen sàkku ba tax na am na ci ñaar ñu nga xam ne jëlee nañ ci ay ëmb loolee nag ñaari agence de presse di këru yéenekaay yu am solo ñoom ñoo ci def enquête bu yaatoo yaatu. enquête boobee nag jël na lu mat at agence New Humanitaire ak fondation Thomson Reuters ñoom nag ñoom ñoo def enquête bu ni mel te xamle nañu ni daal ci période bi dox ci diggante 2018 mars ak 2020 lu mat juróom fukki jigéen jox nañ leen boisson ñu tàggalikook seen sago ñu sàqu leen ba ñaar am nañu ca ay ëmb yu ñu ca jëlee. dañuy daal di jëm ca fële ca États-Unis ginnaaw lu dox juróomi ayubés ak wote yi ñaari candidat yi di Donald Trump mi fi nekkoon président ak Joe Biden ñoom nag am nañu jàkkaarloo bu am solo foofee ca Cleveland Ohio ñoom nag mu nekk seen jàkkaarloo bu njëkk bu nga xamante ni def nañu ko loolee nag tàngoon na jër seen diggante ñoom ñaar ndax lu jëm ci wàllu maanaam ni ñu yore coronavirus bi jëm ci wàllu koomu réew ma ak i tamit fitna ji ñu gis ci wàllu bodde konte aw xeet loolee yépp nag nekk na lu nga xamante ni waxtaane nañu ko Moustapha Gabar Diop ñëw ci jàkkaarloo Joe Biden ak Donald Trump. kawteef mën nañ ko tuddee waxtaan bi njëkk doxoon diggante Donald Trump ak Joe Biden si ndorteel waxtaan bi Trump tàng lool si kanamu Joe Biden mi doon jéem a sàmm boppam waaye mujjee it fekki ko ka doon jiite waxtaan bi mënul si ñoom dara Joe Biden ne Trump clown la du waxkatu dëgg dem sax ba ne ko tëjal sa gémmiñ ci biir coow li Trump ak Biden wax nañu ci lu jëm ci wàllum élection yi wàllum Covid wàllum yoon boo di xeet wàllum koom ba ci soppeeku jaww ji
ni ko ñëpp séentoo woon Joe Biden song na Trump ci coowal fiscal bi ko topp ndax da doon fay impôt lu yees ab jàngalekat président États-Unis ne ko homme d'affaires yëpp noonu nañuy doxee xanaa mu doon ko woyee di waaye ki yor waxtaan bi mu ko laajaatee Trump ne fay na ay millions ci wàllum impôt waral Biden ne ko génneel këyit yi koy firndeel ginnaaw buñ ko tuumalee ne amul yéene dem ci jogalante lenge yi ci jàmm bu ñàkkee nguur gi Trump tontu daanaka kenn xamul lu mu ëmb ndax mu ne ñàkk yoonal nar na see am ginnaaw waxtu ak genn wàll xuloo ak werante waxtaan bi jurul lu bari ci wàllum politique ñuy xaar xëy na seen ñaareel waxtaan bi ñu jàpp fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi ñu jëm. ñu daal di ubbi xët wi ñu jagleel découverte di leen xamlante ak yenn ci barab yi Sénégal yi bi yoon dañuy dem ba Somone ca lagune ba di barab bu nga xamante ni barabu ndox la mucc ayib lool rafet lool askan ba daal di lëkkatoo fexe ba li nga xam ni moo di alom gi daal di meññaat fexe yi tamit ba mu nekk bërëb bu nga xamante ni ñu bari dañ fay bëgg a ñëw rawatina touristes yi doomi Sénégal yu bari yi tamit dañ fay dem di fa féexlu mu nekk lu nga xamante ni aire marine protégée la Mountaga Kane di ñu xamalante ak moom. askan yi dëkkee ci booru lagune Somone bi mosuñu des ginnaaw ci fexe ba lagune bi bañ a yàqu seen taxawaay tax ba tey mu nekk réserve d'intérêt communautaire ba ci aire marine protégée. askan wi ci liggéey bi dëgg-dëgg gis nañ ci seen bopp parce que man mi ci askan wi laa bokk te ci liggéey bi dama cee représenté askan wi. du ma ne personnellement gis nañu seen bopp dama naan gis nañu suñu bopp. parce que comme bi fi jóge tey ji ci organisation bi fi nekk te aussi ca njëlbeen ba ñun askan wi ñoo doon jóg di jëmbat dex gi nga xam ne mangi bi fi nekkoon dafa yàq woon complètement ba tey ji ñu gis dex gi mu développé ba ku nekk bëgg a dëkk ci si Somone wala Guéréo wala Thiafra wala Soroxsab lagune bi moo tax. ñiy saytu bërëb bi li ñuy góobee ci liy tukkee ci bërëb dañ koy séddale ci anam yu leer ASC yi di association sportive yi ak mbootaayu jigéen ñi ñoom it bokk nañu ci ñi liggéey ba bërëb bi mel ni mu mel tey. ñu jël 20% ñu séddale ko jigéen ñi seen GIE. 20% éco-garde ñi nga xam ne ci askan bi lañ jóge ci village yi lañ jóge ñoom ñooy éco-garde yi parce que ñun ay fonctionnaires lañ ay agents de l'État mais dafa am ay éco-garde yoo xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi donc 20% yooyu. moom éco-garde yi ñoom ñoo ko moom mooy maanaam seen motivation parce que mënuñ ko tuddee salaire mais motivation la waaw mais loolu yëpp pour wax dëgg aar seen diwaan rek moo leen yëkkati. 40% parce que am na ay pont ak ay yoon yoo xam ne ci nawet bi dañuy yàqu donc yooyu yëpp il faut nga defaraat ko donc 40% bi ñu jël ko jagleel ko yooyu loolu. mairie réserve bi dafa nekk dafa ñaari kii ñoo ko seq muy commune Somone ak commune Sindia parce que dëkk yooyu ma lim ay Thiafra Guéréo Soroxsab ñoom ñu ngi bokk commune Sindia lañ bokk donc ak commune Somone donc mairie yi ku ci nekk am nga foofu 5% muy 10% mairie Somone day am 5% mairie Sindia am 5% donc lépp di 10%. 10% yi des ñu ne comme que bureau yi dañoo yor fa la ay bureau donc ndox mi dañuy def ay dañuy fay ndox parce que état bi jëlul en charge ndox dañuy ak ndox ak ay imprimé yoo xam ne ñu ngi foofu ñu ne kon 10% yi nañ ko jagleel loolu. donc maanaam grosso modo loolu moom mooy clé de répartition bi nga xam ne moom la ñuy def fii. restaurateurs yi nga xamante ne Covid bi xawoon na leen a faagaagal bëgg nañu trop ci li activités yi tàmbaliwaat. ñun dañuy commencé ne Saly bu ñuy wax ay jamono Saly mooy plage yu rafet yi sable bi kon Somone itam destination Somone su nekkutoon lagune bi mën nañ wax ne hôtel du fi nekk Cheikh Rasta du fi nekk keneen du fi nekk Somone daal bu ñu koy wax lagune bi moo tax kon source bi. lagune bi la. waaw ñu ngi sant nag mais ku ne xam na ne ak feebar bi am ren pandémie bi gis nañ ne depuis mois de mars tourisme sooxe na lool mais terewul vraiment découragé wuñu ñu ngi fi ñun ñëpp di xeex pour bu fi feebar bi jógee Sénégal revenir encore en force. su fekkente ni askan wi day boole nañu leen ci gestion wu bërëb bi am na si ñoo xamante ni ñoom kontaanuñu benn. lagune bi gisuñu suñu bopp parce que aussi lagune bi nu muy doxee ñun au niveau du village ñun xamuñu si lu bari. parce que aussi nëgër bi bu ñu demee bañ lañ lagune bi lu mel ni lagune bi wala lu mel ni sunu terre yi ne fii
ñu jël ko bu ko askan ay nit ñoo xam ne ñun ñu dëkk si dëkk bi ñu dëkk boobu suñu maam yi fi nekkoon di xeex boobu ba léegi nekk ci loolu ba au nouveau tey ji ñu dem ba ne lagin bi am fu ñu koy farale ñun ñu si gis suñu bopp chaque jour dañu lu génn si lagin bi ñun xamuñu fan lay jaar te au niveau du village suñu maam yi ñoo nekkoon si suuf si di reñee même boo gisee lagin bi nii am na jamono yoo xam ne fàtte na bu ñu ko développé pour ñu développé ko géréw lañu dem ñu suñu maam yi ñoo ñëw dindi fleur ndox mi mën a duggaat si biir si loolu lépp aussi sunu maam yi nekk nañ ci di xeex ba tey toll fii tey ñu bëgg ñu jël def ñu benn découpage di ñu amal foo xam ne foo géréw na fa la yem ak dafa di temps yoo xam ne ñun fekk ñun du ñun sax de suñuy papa yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu jiitu na seen juddu ñoom. biodiversité bi dellu si waat na bu baax fii ci lagune bi lu toll ci juróom-ñett fukki xeetu nganaaw dellu si nañu juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay garab dellu si nañu ci wàllu jën bi moom kenn mënut a wax limu jën yi nga xamante ni ñu ngi dellu si bu baax a baax ci lagune bi. laginu Somone daal di taaru lool foofa nag jar naa dem noppalu ji rawatina ci jamonoy tàngaay bi ba tax na soxna Ramatoulaye Sall Diop fokk ñu invité ko fa moom ak borom këram ñu daal di fay dem Modou Diouf doomu xiini ni tamit faaw mu dem fa ak El Hadji Malick Cissé mi nga xam ni soxla na noppalu lool ñooñu ñoo jàpp ci journal bi ba mu yéwén ñi leen di sant di leen gërëm di leen bàyyi ak Khalifa Diakhaté.